Mhm. Affaire bi tolluwaay ana sama gaay yi ana sama gaay yi bismillah sama gaay yi ana ngeen maa ngi nuyoo de sama gaay yi laay wër sama gaay yi laay seet leen seet bismillah sama gaay yi ana ku bëgg fay nuyoo waay ndax moom nag ku nuyoo ku ne ñu war ko mën a fay ana ko bëgg fay nuyoo Ibrahima Sarr Kanté sama grand ana nga Kanté suma ngur Kor Ma Diallo ana nga grand bër ki démb rek maa ngi lay may dédicace yéen waa Thiès commencé di leen def les yeux doux ndax comme que nee nañu yàlla ñëwul dafa yónnee te waxul kenn dara alors mbir mi mën naa nekk Thiès de ëllëg comme mën naa nekk te bu nekk Thiès ñaari yoon ndax Idrissa Thiès la dëkk Sonko tamit Thiès la dëkk Cheikh Oumar Talla kontaan naa ci yow merci beaucoup maa ngi nii dama xawoon na am jafe-jafe ci commencement bi rek mais maa ngi nii alors ana kuy bëgg fay nuyoo salaamaaleykum kar ku ko wax ku ne ñu war laa wax wa aleykum salaam Karamba Sagna nee na comment faire pour entrer Karamba tu peux appeler sur le messenger messenger bi nga xam ne daan nañ ci correspondre ci Facebook bi noonu tu peux appeler là-bas quand tu appelles gars yi nañ la dégg Karamba Sagna mon ami et frère Karamba depuis la France grand amul mu ne lan Omar Diaw lu mu wax amul far nag ci analyse waaw pourquoi man ma fara yàgg na Omar man ma fara yàgg na Omar dafa am sama benn boy bu mel ni yow rek moom bu baax Ibou Niang boo doon waxtaanal démb ñuy échanger ma ne ko Ibou man fu mu toll nii j'ai 50 ans léegi li des sama giir dund am na yoo xam ne su ma ci naree dugg ndax parloo rek dama koy daal di bàyyi yow Mar Mbodj nuy naa la waaye sama chéri boy ñu njobaas ñing waa njobaas sama chéri bu maa ngi lay nuyu de ak maa la bëgg asu yoroba madame Fall damay seetal niw njobaas ñing dama ko bëgg ba di miir alors ma doon wax Omar Diaw ne ko aujourd'hui j'ai 50 ans et dama jàpp ni jàng naa ci sama giiru dund loo xam ne bëgguma ay erreurs yi nga xam ne defoon naa ko dans le passé ma di ko defaat je ne vais plus samay appréciation ma koy teg ci ay maanaam loo xam ne gëmuma ko c'est pas parce que Khalifa a choisi Sonko xam nga dama ko expliquer démb Yaya Diallo doomu Pikine sama classe de guerre mais il m'a pas compris ma ni ko ndigal jub na ci Khalifa danaa ko jëfee mais dafa ma fekkoon déjà ma koy jëfee sëñ Falilou Diop di la ziar lu bari xaw ma ndax mën ngeen ko comprendre ndigal jub na ci Khalifa wante boobu man fekk na ma déjà maa ngi nekkoon ci campagne ni ñii la ñoo war a tànn ñu jiite réew mi te ka Khalifa wax génnul ci ñett ñooñu kon man damay rester dans ma logique danaa campagne pour Idi ba mu saf sap comme tamit danaa campagne pour Sonko ba mu saf sap comme tamit danaa campagne pour professeur Issa Sall ba mu saf sap parce que pour man benn objectif laa am ci élection yi benn et pour man c'est primordial
ndax àdduna dafa am na loo xam ne moom mooy principal bi ak les accessoires pour moi le principal c'est le départ de Macky Sall. benn waay def na ma ni mais est-ce que yow xam nga Idrissa Seck ma ne ko jarul may xam Idrissa Seck ki ma xam mooy Macky Sall te xam naa ni ma xam ci moom mënuñoo am lu ko yées munta ne kon Omar da nga dalal sa xel foofu que ni samay analyse damay bëgg chaque fois rek di ko teg ci maanaam sama ngëm d'abord samay principe mais it bëgguma wax loo xamee ni ëllëg ak ci biir du ma nekk en phase ak sama gëm-gëm man. alors tey nag dama bëgg ñu waxtaan ci ñett poñ ba ñeent bu njëkk bi mooy rencontre Sonko Wade ñaareel bi mani may poser hypothèse merci Omar donc tu as compris que ni avant même Khalifa di wax moi j'avais dit dès le début que ni le candidat bi mu war a jàppale mooy Idrissa Seck merci Omar donc voilà merci alors ñu ñëw donc ci programme mu tey bi Cheikh Omar Mbodj nuyu naa la lu bare gis naa sa message maa ngi lay remercier bu baax pour man dinañ waxtaan tey ci la rencontre ñi naan Sonko ndax war na dajeek Ablaye Wade war a dajeek Ablaye Wade man ma ne c'est normal c'est naturel dem naa sax ba poser hypothèse ne bu Wade jàppale woon Ousmane Sonko nag danaa ci ñëw mais dafa am ci yeneen ñaari poñ yoo xam ne dama ko bëgg ñu agsi ci tey mooy benn proposition bu am solo boo xam ne moom la Ousmane Sonko da koo def te proposition boobu dafay jël en compte une réalité socio-culturelle du Sénégal mooy nee na ñu voter un budget pour les cultes foofu bëgg naa buñ ci àggee troisième point bi ñu dafa benn taxaw waxtaan bu ndaw ndax pour man ñu ngi sooga nag ci Sénégal am proposition boo xam ne dafay jël li nga xam ne réalité la maanaam diine gi moo xam jullit bi wala jàngu bi mais aussi même ci biir diine tarixa yi nga xam ne ni dañoo nekk benn socle benn régulateur social bi nga xam ne ni ñun Sénégal dañ koo soxla ñooñu dem nañu ba war nañoo xool naka la ñuy institutionnaliser benn structure boo xam ne dafay taxaw spécialement di leen jàppale moo tax ba ma ko déggee keroog muy wax teg mu ne lu am solo ngi nii loo xam ne ni mon ami Ibrahima Ly nga xam ne moom sociologue la da ko musa wax prendre en compte les réalités socio-culturelles du pays kutu ziar naa la lu bare mais nag balaa may gën a xuus ci waxtaan damay dellu si waat ci li nga xam ne moom lañu doon waxtaan mercredi passé fàttali rek cartographie bi dama doon wax loot beeg ma ni ko hold-up électoral mënu fee am parce que nguur gi ils sont obligés de donner le fichier électoral ndax Union européenne di leen koy laaj CEDEAO dañ leen koy laaj te kàngam mi nga xam ne ñu ngi nekk ci opposition bi am nañu jot fii ak le 24 déceler lépp loo xam ne anomalie la ci fichier bi présenté ko Union européenne présenté ko nguur gi ñu indi ci li nga xam ne ay saafara balaa ñu ci àgg gis ngeen vidéo bi di circuler ak lii di Barthélémy Dias di expliquer donc aujourd'hui naam ñoom dinañ jëm la ñu mën mais je crois que l'opposition a le temps fii ak le 24 de déceler lépp loo xam ne ndëgg sërëx la nga xam ne nguur gi defoon na ko ci pour rectifier ko ba le jour ji ñu war a voter ñëpp voter kon
pour dire que ni léegi li ci des mooy képp ku jàppoon ni dañuy sàcc dañuy hold up bul tardel sa bopp jugal jëlal sa programme mu candidat nga dugg sa gox nga dox nga wax ak nit ñi nga wan leen programme bi il faut que ngeen convaincre nit ñi ñu génn dem vote ji foofu la différence bi nar a nekkee ndax nag lu taux de participation bi di gën a élevé ñuy gën a am chance di nga xam ne moom mooy éliminer Macky Sall dès le premier tour li taux de participation bi di gën a ndaw nag mu am chance moom nee na gagné dès le premier tour kon tey jii xëccoo la xeex la c'est une course pour l'opposition li koy arrangé mooy massivement sénégalais jóg voté parce que moom ñamu amoon ba tey ña nga fa ndax yokku nañu wala yokkuwuñu dana ma jaaxal mais bari na ci ñoo xam ne tey c'est des frustrés contre nañu nguur Macky Sall mais aussi contre nañu les politiciens c'est là où Ousmane Sonko a une énorme carte à jouer parce que ñi nga xam ne tey nii c'est des frustrés contre nañu régime bi dëgg la mais aussi contre nañu ñun les politiciens professionnels ñooñu foog mu am ñoo xam ne dañuy jóg dem ci ñoom moo tax may wax Yaya Diallo ma ni ko ne perds pas ton temps à discuter avec waa Rewmi ne perds pas ton temps à discuter avec waa Khalifa Sall ne perds pas ton temps à discuter avec waa PUR génnal nga dox ci sa koñ boobu kii nga xam ne moom nga gëm mooy Ousmane Sonko jëlal son programme wan ko xale yi discuter ak ñoom porte à porte bopp koñ bu ne taxaw fa waxal ak ñoom ndax jeunes yu ci bari tey découragé nañu ci régime bi mais aussi découragé nañu ci politique bi ñooñu mun nga leen a capter mais leketu kese naxuta bay la olof wax ñooñu ngay capter da nga leen di indil benn discours de rupture ne veut pas dire que ni lépp lu fi nekkoon baaxul lépp lu ñu fiy indil lu bees même nit ñi loolu di discours de rupture loolu di discours de rupture quand on nous dit le système Sonko est anti-système est-ce qu'il doit rencontrer Abdoulaye Wade mais pourquoi pas am na ku dem sax ba ni Abdoulaye Wade nu mu tudd le père de ce système mais ce qui est faux ce qui est archi faux benn waay defe na sax ni dem na ba ni système bi fi nekk de 1960 ba léegi dañ ko fee war a jëlee ma ne ko déedéet yow système boobu moo la jox école boo jàngee moo la jox hôpital bi nga juddoo tali yi nga fi ngay jaar mais ma non man bopp ba tey maay fayal sama bopp ma ne ko waa kon xayrul waaye man de hôpital ba ma juddoo foofu ca Pikine en 1969 système bee ko tabax école ya ma jàngee système yee ko tabax moo xam Dakar la moo xam Tambacounda la li ma am as néew ci système bi laa ko xamee naam le système n'est pas parfait naam bëri na lu yàqu lu bare ci système bi mais du ñu def comme lu tubaab di wax maanaam jeter le bain xam ma le bébé l'eau di xaw ma lan nuñ koy tuddee déedéet système bi am na la ca baax te boo ko xoolee sax soubassement bi fu mu tëru baax na ba Senghor di tabax un état boobu les autres états africains ñu ngi doon xool seen bopp kese mais Senghor avait une vision
gis fu sori loolu moo ñu dimbale ba de 1960 ba léegi dëkk état africain yi jaar fu bëri fu metti ñun quel que soit les soubresauts am na loo xam ne am nañ ko mooy lan mooy am na benn soubassement bu fi ne on avait un état de droit on avait des institutions mais surtout on avait une administration qui marchait une administration qui était équidistante des politiques loolu au moins amoon nañu ko loolu nag moo commencé dañuy rëcc nànk-nànk c'est cette administration là bi nga xamee ne à un moment donné nekk fi woon lu dul pour la république tout pour la république moo xam tey ba xaw a jeng loolu nag ñu war ko delloo siwaat mais ça ne veut pas dire que tout dans le système est mauvais alors ça veut pas dire que képp koo xam ne bokkoon nga ci système bi rek tey kenn warut a wax ak yow ahankay Abdoulaye Wade quoi que l'on puisse dire teg na fi ay jalons yoo xam ne en tant que président de la république même boo àndul ak moom it xam nga ni kii am na lu mu fi liggéey waaw nit ki nag bu la liggéeyalee dafa am xanaa un côté passif ak un côté actif da ngay jéem a def la balance def la différence même bu fekkee à un moment am na loo xam ne reproché nañ ko ceci ne veut pas dire que lépp lu mu fi def baaxul ba ëllëg ci biir en tant qu'ancien président de la république en tant que ce qui représente comme étant benn sommité lépp lu mu xam ci kër àdduna nga ne Sonko warul dem toog wax ak moom pourquoi parce que à un moment donné Sonko nee na le système effectivement il a parfaitement raison le système dañ ko war a defaraat dañ ko war a xoolaat am na fu ñu fay yiree certes mais am na lu ñu réussir am na fu ñu fay yiree am na lu ñu réussir parce que am na loo xam ne tey moom Sonko bu pare bu mu ne am tey sañ tey taxaw am parti c'est parce que dafa taxawal li nga xam ne moom mooy syndicat ci biir impôt et domaine syndicat boobu kan moo ko permettre mu am ko c'est Abdoulaye Wade donc am na lu positif loo xam ne Abdoulaye Wade def na ko ba mu créer un Sonko bu mën a taxaw tey indi benn am capté lépp loo xam ne espoir la pour réew mi donc ce système là am na ay failles mais ça veut pas dire que ni képp koo xam ne nekkoon nga ci système bi kenn warul toog yow waxtaan c'est faux Sonko pour man dafa war a dem seeti Abdoulaye Wade waxtaan nag moom certainteeg moom xalaat jéem a taataan ci moom lu mu mën a taataan ci moom attention ceci ne veut pas dire que nag léegi day dem lépp lu ko Abdoulaye Wade wax mu d'accord ko foofu ngay xaaree nit ki ndax li mu waxoon pratique yi nga xam ni moom la waxoon du fi am ndax tey nag dina ñëw pour pratique yooyu ñu teg ko déedéet laa bu ñëwee nag ne attention man maa waxoon ni bii pratique baaxul waaye léegi baax na ñu ne ko ah yow kat kon li nga waxoon nag léegi mi ngi bëgg a wute mais ba fu ñuy toll nii dégguñu fenn foo xam ne ni Sonko dafay wax ni bu ñëwaatee day def la Abdoulaye Wade defoon am na lu baax loo xam ne Abdoulaye Wade def na ko ci am na loo xam ne Abdoulaye Wade xam na ko am na expérience boo xam ne Abdoulaye Wade am na ko mun na ko ci jàppale même ci mbooloo Abdoulaye Wade mun na ko ci jàppale tey am na ci waa Sonko yoo xam ne ni ci waa Abdoulaye Wade yoo xam ne tey am nañ benn penchant pour Sonko am na Abdoulaye Wade ci boppam il se voit en Sonko ba muy nekk jeune fugg bi fit bi de maanaam fit bi et puis surtout parce que fit bu Sonko di incarné tey ci Abdoulaye Wade da nga ko gisoon donc am nañu ay points de ressemblance mais aussi am nañu ay divergence doxalin bi d'accord ci xeex na ko ba tey mi ngi en pole position xeex na ko ba tey mi ngi en pole position dafa war a dem ci moom taataan ci moom leneen loo xam ne dana ko yokk ndax jeunesse kese ça ne suffit pas nous tous nous avons espoir en Ousmane Sonko nous tous
Nous tous, nous avons espoir en Ousmane Sonko. J'ai toujours dit que ce pays-là, kenn du ko fi defar te ñii bokkuñu ci. Ñii mooy ñan waa Ousmane Sonko waa Pastef. Ils auront leur mot à dire. Et effectivement, ils ont déclenché une certaine révolution boo xam ne qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Alors, allez rencontrer Abdoulaye Wade parce que nag dafa am loo xam ne dañ ko war di moytu. Dafa am loo xam ne dañ koy war di moytu. Gis nga Cheikh Omar Mbodj tey yow yaay sama chroniqueur sama consultant tey du nekk Astou Yoroba yow la Cheikh Omar Mbodj nit ki boo nekkee ci combat da ngay définir bu baax d'abord lan mooy sa cible yow lan ngay xeex. Man de comme Ousseynou Diédhiou ñoo tolloo benn cible laa am ci combat bi mooy Macky Sall benn objectif laa am ci combat bi mooy le départ de Macky Sall même su ma bokkul ak keneen xalaat dama koy ménager la preuve biti maa lay nuyu Camara Yille xool leen vidéo bi Aïda Mbodj def xam nga camp présidentiel soxla na ko opposition bi soxla na ko mu nekk di xalaat dugg ci Facebook bi gis nee na par exemple benn Moussa Aaj wala mon ami Cheikh Doudou Mbaye di ko wax naka yoo xamee ni moom mi ngi togg ak njabootam xam nga ku dem ba maire bu mel noonu toog di def conférence de presse di naan diw li ma wax ci Facebook bi kon am na lu ko naqare et pourtant kooku ci instant yooyu nga xam ne jëlagul benn décision nga soxla ko sa morom soxla ko yow waroo ko puus mu dem ci sa morom mu dem ci sa morom stratégie day baax yenn saa ci combat yow kii potentiel nu mu tudd mu jàppale la potentialité mu jàppale la waaye ngir yàlla même boo ko d'accordul ak moom boo ko ménagé wul it bu ko saaga ne le pousse pas vers ton adversaire moo tax keroog Ibrahima Kanté samedi bee ma ne ko grand d'accordu maa ngi yéen ci ngeen jóg di wax ni xëy na Abdoulaye Wade il faut travailler avec Macky Sall ça va blesser Abdoulaye Wade ça va blesser les partisans de Abdoulaye Wade nit ki boo ko soxlaa da ngay xam ne yow yaa ko soxla yaay Amir Diop wala tey jii nii jërëjëf Cheikh Omar tey jii nii idi 2019 amul Aïda Mbodj mais su ko amoon doon na gën ci moom mais xañ nañ ko pourtant ña ko wax ñooñu waa idi 2019 lañu donc de par des maladresses yéen a ngi xañ seen bopp ñoo xam ne mais de potentiel kii lañu votant pour yéen pour mu jàppale leen mais soo bokkul ci man rek tey ma xalab la soo bokkul ci man rek tey ma xalab la comme benn boy boo xam ne dafa nekk ci Ousmane Sonko démb lu ma waxul amul parce que lan Khalifa nee na ma ne ko waa d'accord Khalifa nee na lu ne mu traité ma ko ma ne ko mais du nanka du noonu yow yaa ngi soxla woon Khalifa di xaas Khalifa mu wax noonu nga soxlawee Khalifa noonu la keneen soxla Khalifa mais bu tànnee sa morom yow kat neel man nii sa Khalifa bi mën naa ko soxla deuxième tour waaye boo ko saagaatee ba mu gis ci boppam deuxième tour mu seetaan la yow li nga bëggoon doo ko am nañu xam ne kan mooy sunu adversaire ci mbir mi waa Sonko waa PDS duñu seen adversaire waa parce que waa Rewmi duñu seen adversaire
waa Khalifa it nañu xam ni waa Idy 2019 nañu xam ni waa Sonko duñ seen adversaire benn adversaire lañu am ñu am ko en commun mooy Macky Sall ndax lii mu def ci réew mi musiba yii mu def ci réew mi bu ñu ko bàyyee mu continuer bu subaa jaam la ñuy def attention Macky Sall def na justice bi noo xam ne il peut se voter toute loi qu'il veut te day jàll exemple la rek damay seetaan ndeysaan ay dem mboj ba ci yàgg man sa bopp ma gis sama bopp ma ne dëgg neexul bokk maag yow gis-gis rek tey ma saaga la déedéet bokk maag yow gis-gis rek tey ma xas la déedéet loolu rek preuve bu tangible la koo xam ne tey jii munoon na xëy na munoon na laa wax ñëw jàppale Idy 2019 mais de par les commentaires yu mu dégg mu naqari ko te ñooñu ko def nekk ci coalition Idy 2019 mais mu toog ne léegi jàppale bu ma kenn bu subaa bu wëlbati ko ne kon jàppale naa Macky Sall sax yéen ko pousse ci Macky Sall et pourtant heure boobu nag même bu fekkee ni mi ngi naan danaa dem ak duma dem yow xamal ni moom du sa adversaire yow Macky Sall mooy sa adversaire Macky Sall mooy sa adversaire loolu foog ñu ciy bàyyi xel moo tax ma ne booy bi dem ma ne ko sax waay ma ne xam nga man du ma nekk fi di la tontu du ma fi nekk di bind ci Facebook bi di tontu dégg yow parce que man naa ma ne ko dama amul jot je suis tellement pris xool naka laay dafa Macky Sall fi jóge fi que ay Khalifa nee na diw nee na sama yoon nekku ci Khalifa dama bokk ak moom mu nekk sunu njiit mu ne kii la ñuy attendre dama ciy ànd à 100% mais terewul fa ma taxawoon nag Sonko laay continuer di taxaw fa ma taxawoon nag professeur Issa Sall laay continuer di taxaw parce que man sama objectif ñii ñoo ma ko mën a may ñii ñoo ma mën a may boobu objectif ci ñooñu nag xëy na ku ci nekk bëgg nga muy nekk sa mbër waaye comme ci nekk sa mbër walilahi alhamdu waaye man boobaa j'ai atteint mon objectif mooy Macky jóge na fi fas yéene taxawaat nag ku fi munti toog it ma may la gët gi ma mayoon Macky may la gët gi ma mayoon Abdoulaye Wade may la gët gi ma mayoon Abdou Diouf doxalin bu rafet rek ay institution yu taxaw nañu ciy bàyyi xel waaye taxaw naan waaw Abdoulaye Wade xëy na dafa def deal ak Macky Abdoulaye Wade waaye looy ñaawal sa diggante ak Abdoulaye Wade te bu subaa ba gis nga ko ba mu demee Touba gis ngeen mbooloo mu ko topp gis ngeen ba mu ñëwee Dakar donc dafa am foo xam ne pragmatisme day daal di jouer sama beneen boy ndeysaan moom la wax sànq nee na ma Wade ne peut rien apporter à Sonko ma ne xoolal ma lii rek ndeysaan jeunesse pour ñoom fëgg dënd ñun on peut tout faire la révolution tey on peut révolutionner cette ville là d'accord am ngeen ko mën ngeen ko am ngeen doole bi mais doole rek doyul dafa am lu muy àndal ahankay Abdoulaye Wade mën na leen apporter dara lu mu ndaw mais bu fekkee benn voix la bu ko xeeb parfois ça peut faire une différence jarul fëgg dënn en politique on additionne waaw la voix de Eva Guissé plus la voix de Ousseynou Diédhiou ak la voix de Ya Ami Diop buñ ko booleeg la voix de Ibrahima Ba buñ ko boolee la mel na ni kat kon léegi Macky daanu la politique noonu la non kooku soxla ma ko man kenn mën naa gañe waa ji nax nga sa bopp moo tax mani y a rien de plus normal que Ousmane Sonko dem toog Ablaye Wade toog waxtaan ak moom et en retour bu ko Ablaye Wade jàppalee tamit dafay nekk une logique rek je ne dirais pas que da koy jàppale waaye ak moo ko neexoon tey mu jàppale ko ak moo neexoon tey mu jàppale ko
parce que bu ko jàppale woon tey loolu nag mooy sama sabab mooy dañuy daal di wër nomba Macky Sall ba du def sa deuxième tour on aura un deuxième tour Idrissa Seck Ousmane Sonko Abdoulaye Wade tey ji nii bu jàppale woon Ousmane Sonko ak déjà waaw 1 + 1 = 2 moom wax dañuy additionné rek Cheikh Oumar tey moom yaay sama chroniqueur moom du asu Yoroba madame Fall déedéet tey yow la demay jàppale kon Cheikh Niam Saragossa nuyu naa lu baax a baax si c'est bayo mbaa jàmm ngeen tey dama ñëw rek tàng maa ngi jégalu tey dama ñëw rek tàng mani Abdoulaye Wade tey jii nii parce que quoi que l'on puisse dire la coalition Idy 2019 yàlla bu ci cat dugg lu ñu def lu ndaw rek waaw Ndiaye Peya yi wax na dëgg les voix de Ndiaye Peya et sa femme wax na dëgg te PDS pur la Ndiaye Peya yi mi ngi ni PDS pur dëgg pur la fu ko Abdoulaye Wade wax lay voté bu ne ko mu toogee mu toog kon kooku ngir yàlla ménager ko waaye ngir yàlla bu ko clash bu waxee lu loo d'accordul sax xamal ni moom mën na dellu si waat kon ba kër ca cëppaandaw ga tu peux mën nga renverser la situation waaw nee na ami no xam naa ni yaay amin ta sœur Germaine mi ngi may seetaan waaw Germaine Ndeye maa ngi koy nuyu mi ngi may seetaan waaye tamit Madeleine mi ngi may seetaan Madeleine Ndeye foofu ca Canada koy nuyu lu bare Madeleine Ndeye ñooñu samay famille lañu yaay ami ñooñu samay famille lañu voilà Ndiaye Peya yi wax na dëgg te nag parti bu mel ni Parti démocratique Sénégal Abdoulaye Wade aura bu mu am ci dëkk bi li mu def barki démb ku mu doyul dara dootu la day ndax ba mu ñëwee ne cëpp Ndakaaru Njaay ba muy àgg permanence am kenn xamatul woon sax na ñu ngi ci campagne électorale lépp la polarisé waaye ñun ñooñu ko topp ñëpp xanaa soxla nga ci 1% sax soyons pragmatiques dans la vie ba mu demee Touba gis ngeen relation bu mu am ak dëkk boobu waaye ku mu jàppale nga gañe foofu moom ku mu fa jàppale nga gañe fa waaw man ni xam naa ni Idy 2019 lu ñu teg ci tuuti rek gañe Dakar buñ ci amee Thiès moom ñu ngi deuxième tour xam naa ni Sonko ak la jeunesse niñ ko wanee kanam bu ko Abdoulaye Wade di jàppale Touba muy ñëw deuxième tour Macky mënut a ñàkk Touba ñàkk Dakar ne dafay dem deuxième tour xalaatu ko ci kër àdduna mënut a ne ndax xam na ni jeunesse bi wan nañ ko ginnaaw loolu mooy sama mbëbët man waaw acca sëñ bi ñëwal est-ce que mun nga ñëw ci messenger bi wootal ci messenger bi sëñ Falelu wootal ci messenger bi ñu jël la kon nañuy bàyyante xel na nga xam kan mooy sa adversaire na nga xam ka la mën a permettre fi ngay dem nga àgg fa waaye bul jëlee képp koo xam ne na attention man de nee laa gisee nga ne ko noo sama ennemi la déedéet mun na ko gisee nii tey mais bu subaa mun na nekk sa partenaire permettre la li nga bëgg a gañe nga gañe ko mun naa ne du mën a nekk la kon yooyu foog ñu ci bàyyi xel nañu ci bàyyi xel bu baax a baax stratégie la rek àdduna nañu bañ a am ay position yu figé naan maa fi waxal di en 1960 kon ba may déet réalité 1960 ak 2019 bokkul yenn saa nag nga xaw a flexible tuuti sëñ Falilou maa ngi lay ziar Diop
Serigne Falilou maa ngi lay ziar Diop Serigne Falilou moom daal dinay dem de sama jëwrin bu ñu def noonu waaye bëggoon nañu dégg li ngay wax de dëgg Cheikh Omar Mbodj nee na minimum Wade donne derrière lui plus de 15%. Il a des inconditionnels moom kooku moom koo xam ni moom moo am ku ko xamul ni xam ni loolu moo am waaye boo toogee ne il ne peut rien nous apporter wana cey sama jori maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Seydi Diouf ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. nangu ziar di leen koy del leen jox seen wàcc waaye mbaa jàmm rek ngeen. jàmm rek la ñu am alhamdulilah. bismillah. di la nuyu di nuyu mbokk yi. di ñaan sunu borom defal ñu jàmm ci lii ñu dëgmal. amiin yaa rabbal aalamiin. di leen ñaanal jàmm ñëpp itam. amiin. Amaat dama bëggoon a sànni ay kàddu tuuti rek. bismillah. ci loolu nga wax sànq. léeg-léeg da ngay gis boo consulter histoire. da nga daan gis borom doole. dem tiim koo xam ne néew na ko moo ko gën a néew doole tuuti sax. mu bañ koo jóoru def ko ndànk. da koy ménager. en stratégie sax dañuy wax ne ni que never corner your opponent. masalan doo sës mukk ki nga jàkkaar lool. mu sax boo ko sësee mu topp sa kaw te boo mujjul dana la gaañ. da nga wax li gën a am solo ñëpp ñiy toog di wax ni dañuy xeex système bi. système bi koo waxal mu jox la benn définition te définition boobu benn fànn la rek ci système bi parce que système bi c'est multidimensionnel c'est multiforme. lii noot doomu aadama nekkul rek benn présentation la am. du ci wàllu njàng mi rek du ci wàllu koom bi rek du ci wàllu institution yi rek lu bari la. kon du benn nit moo ko mën a songu daaneel ko soppi ko. yëfu mbooloo koy taxaw saytu ko liggéey ko am ci ndam. loolu la sunu borom junj ci alxuraan. ne maa leen sàkk ngeen wute. ngeen mel ku nekk ay façon. waaye ma xiir leen ci ngeen booloo nekk wennu say. ndax ngëneel ga ca la nekk. doole gi ca la nekk. ndam li ci la ne. ñu nekk ci situation bii nag mu am ko fi nekk pendant 7 ans won ñu boppam ku nekk am sa xalaat ni buñ ko fi jëlee nii lañ fi war a doxee waaye ñun ñëpp ànd nañ ci nañ ko fi jëlee kon priorité yi dañ ko war a teg priorité yi mooy lan nañ ko fi jëlee bala ñuy toog di wax système dañ fi dindi li fi nekk ba pare door fi teg dara waaye bu fekkee ne waaye du xel amaat ñuy toog di perdre temps ak énergie di perdre bonne volonté di xeex instant bi naan luñ fi teg te jëleewuñ ko ci bu boobaa on est en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. dëgg. du xel du xalaat aujourd'hui on a besoin d'un Ousmane Sonko très fort parce que il est en train de réussir quelque chose boo xam ne ni que Idrissa Seck réussir ko keneen réussir ko mooy lan les primo-votants yi Macky Sall calculé woon ne ñii de duñ voté Ousmane Sonko est en train de les mobiliser ku jàpp nag ne da ngay noonoo Ousmane Sonko parce que yaakaar nga ni que Idrissa Seck am na benn momentum boo xam ne moom dong dina mën a daaneel Macky Sall man damay wax ne ni que utal naa la appartement hôpital Dalal Xel Thiès ak jëng yu dëgër parce que doo yow mii sam xel des na Idrissa Seck aussi tey jii am na benn électorat boo xam ne ku ko bëgg xarab xeeb ko la même chose koo kee tamit am na beneen appartement bu dendeek moom buñ la fa wutal te hôpital Dalal Xel dëgg la
l'union s'impose. Pourquoi? Parce que Amath, on a une menace existentielle. Tout à fait. Moi, un deuxième mandat et troisième mandat de Macky Sall. Les gens l'oublient. Ouais. Mais il y a un précédent juridique qui est déjà établi. Macky Sall pourra avoir un troisième mandat. Facilement. Li ñu koy xañ nag mooy enjeu yi ma bëgg vraiment jottali ko audience bi mooy enjeu yi mooy ñun ñu régler problème au troisième mandat bi avant muy àgg sax ci conseil constitutionnel. Beneen bi mooy te dañuy lare mooy ñun ñamal politiciens yi ni leen ñun sénégalais yi politiciens non politiciens citoyens activistes ou pas am nañu mëninu fal benn nit benn mandat rek benn mandat. Amath, en sciences politiques on dit que le cauchemar, la honte de tout politicien, c'est de n'avoir qu'un seul mandat. ñu fal la benn mandat nga foog ne noonu la ñu dàq la nga daanu. Mais deuxième mandat c'est une confirmation ne saa waay kat li ngay def baax na. Donc ñun waa ñi nga xam ne tey ji kontaanuñu ci Macky Sall nu mu yore réew mi li muy def ci réew mi arrogance bi mensonge yi fen yi féewale yi ak ni muy bazarde réew mi ak ñàkk kóolute gi mu am ci askan wi nga xam ne ni que on est un peuple brimé certes mais on est un peuple vaillant et résilient. ñu ngi muñ boobu ba loolu nag li ñuy may ndam ci loolu rek mooy ñu bokk. mooy ñu bokk tey jii nag li may wax gars yi mooy solo si du xas Idrissa Seck wala Ousmane Sonko. La fraude qui se prépare c'est au niveau des bureaux fictifs. Que ça soit clair. Les votants fictifs et les bureaux fictifs. sama noon di Cheikh Sadibou Kébé da koy wax. mais xam nga moom ni mu mel day tox ay kati jantaabe ba bu lu mu war a wax sax da koy jalgati. waaw nee naa ko nag na bàyyi kati jantaabe loolu affaire u Kayoor bu njëkk ba la woon. mais day tax ba fi mu ne lu mu wax kenn du ko déglu. mais en fait li mu wax lu am solo la c'est les bureaux fictifs et les votants fictifs. li ñu koy mën a saafaraal rek mooy ñii tey ji di xeex ci di sànnante xeer ci réseaux sociaux yi nañu ko matérialiser nañu weddi Moustapha Cissé Lo mi waxoon ne ni que réseaux sociaux yi dañuy coow rek mais duñu def dara sur le terrain. nañ ko weddi sur le terrain naka bureau boo xam ne bikk bu feeñ ci carte électorale bi ñu ànd fa ñoom ce sera 4 contre 1. Bon 2 parce que administration bi moom xam nañ fu mu féete. mais il est vrai que Ousmane Sonko tamit am na foofu benn wedge bu mu fa dugal wedge mooy en américain mooy am na benn xajj bu mu fa dugal. ba xam ne tey jii nii y a une partie de l'administration qui le supporte parce qu'il est un des leurs. Alors Amath sur le terrain yii la ñun mbokk Kayel lii la ñuy doxal ñun. bureau de vote bu am ci commune bi ñun ak waa Ousmane Sonko waa Idrissa Seck waa PDS ñëpp benn coalition anti Macky Sall lañ fa taxawal. bureau de vote yi nit ñi dinañ fa nekk ñun ci taax yi parce que foofooy taax yi Dakar moom ab jungle la rek. mais ci taax yi fa la ñuy toog ital nit ñi transport parce que métti na ci taax yi benn façon boo xam ne ngay dox 7 kilomètres pour dem voter ji c'est pas donné à n'importe qui. mais dinañ fa taxawal loolu comité coalition boobu anti Macky bi ñu nekk fa suba ba ngoon ba guddi dépouillement vote bi transfert urne yeeg yëpp danañ fa nekk. man nag loolu laay ñaan gaay yëpp. Inch'Allah li nga wax noonu sama doomu nday Yaya Diallo doomu Pikine. mooy wax ji toog nag di xarabante fii ci réseaux sociaux yi. du def lu dul décourager
ñi war a dajee deuxième tour. dëgg la waaw li nga doon wax daal Amath dama la ci gërëm pourquoi parce que la nga wax waa ji ne ko de man de bu fekkee ne ni que deuxième tour Idrissa ak Ousmane Sonko la. sa ndaw rabin boobu de. tànn beer bi fële lay nekk Léopold Sédar Senghor. stade Léopold Sédar Senghor fa laa koy may incha allah. man sax est-ce que dooma fa def de kii invité d'honneur sax. man boo moytul de ah. ma ab Cheikh Sadibou Kébé caaya taaxuraanam boobu ak tamit. tànn beer laay maye. deuxième kon boog mais amaat fa la mbir mi nag nekk. et loolu lu mën a nekk la si bu ñu amee. ñu ngi koy jege ni du mën a nekk la ñu ngi koy isolé. mais xam nga amaat sénégalais xam nga lu tax gars yi dama leen di wax lu tax lu mën a nekk la amaat en 2000 ñi voté deuxième tour ñoo ëppoon ñi voté premier tour. waaw parce que dañu toog ne il est possible que ñu daaneel Abdou Diouf. ñu votel ko en 2012 ñi votel Macky Sall c'est 65% là. mais du électorat Macky Sall parce qu'ils se sont dit que il était possible que ñu daaneel Ablaye Wade. momentum boobu nag bu ñu xaar deuxième tour on doit apprendre de l'histoire et ñu créer momentum boobu dès maintenant. mais Madagascar le président sortant demul deuxième tour. ah voilà mu ngi noonu. non le président sortant demul deuxième tour c'est pas quelque chose qu'on va créer du lu bees. c'est une possibilité. ka ay kaf la ñuy wax loo. te ñun nag waxuma la une possibilité mais Amath. c'est-à-dire c'est une exigence existentielle. Ouais. C'est un besoin parce que dañuy wax ni ne un deuxième mandat pour Macky Sall. menace existentielle la ni ñu xamee Sénégal tey jii muy sunu gaal. billahi wallahi tallahi Macky Sall bu fi toogaatee dootuñu xamee loolu ñu doon toog di waxee ni que lii moo doon Sénégal. Il va changer la configuration sociale de ce pays, la configuration économique, xam ngeen ko ba pare. Mais surtout, encore une fois, c'est-à-dire la configuration spirituelle du dëkk bi dina ko soppi. Le Sénégal, le Sénégal n'est pas la France ni les États-Unis. France am na yoonam bu mu toog ba àgg fi ñu àgg. Le chercheur Alioune Ndiaye wax na ko nee na dëkk bu ne. dafa am yoonam bu mu war a topp pour àgg fi mu bëgg a àgg. Chine am na fu mu jaar. C'est propre, leur système c'est propre à eux. ñun nag il faut que ñu am suñu système propre nuñ koy amee am fa lay terminer. mooy am président boo xam ne kat njiit ak équipe ak méthodologie boo xam ne gëm na boppam. mais koo xam ne loo ko wax ci sénégalais yi mu xas leen saaga leen ne mënuñu dara kooku lenn rek moo ko fi bàyyi mooy émergence personnelle. Amath maa ngi lay sant di bëgguma mu gudd. xanaa boo ci amee xëy na ab question boo nuy laaj waaye daal. maa ngi jaajëfal taxawaay bii nga ci taxawoon ndax taxawaayu tëddaayu njaaxaan la. ñun ñëpp a bokk mbir mi. te tant que ànduñu ci. dañuy benn. waa ñëpp nañ joxante loxo. waaw bu fekkee ne jongante lañ bëgg match potu meew. bu élection yi jàll bañ dàq Macky Sall. ñu organiser match potu meew boo organiser tànn beer bi man ma organiser match potu meew dégg nga. voilà jërëjëf sama jërëjëf. jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum jërëjëf di ko jaajëfe bu baax a baax Sëñ Fallu mu wax lu am solo moo tax ma ni nañu gën a xool ñan ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy partenaire ci combat bi xëy na kii tey bokku leen gis-gis mais bu subaa mu nga ko soxla nañu jàng ci lii xew avec le cas Aïda Mbodj sa réaction wax di ziar bu baax ndongo bi boobu nga xamee ni dëgg jox nañ ko carte blanche pour mu xool ku muy jàppale ñu ne jàppale tuma kenn loolu mun nga njort ni xëy na ñeemu bëggoon jàppale de ñoo ko doon saaga xëy na te dafa lim ay tur dara jaru ko fi léegi nag kon man ni expliqué naa lu tax Sonko war a mën a daje ak Ablaye Wade expliqué naa tamit
sama ñaan ak sama mbëbët pourquoi Ablaye Wade jàppale Sonko ndax gis naa ni Idrissa Seck bu ñu nangu nag lu mu ci teg tuuti rek dem deuxième tour ndax dégg nga Barthélémy Diaz nee na ñoom jot nañu ndigal à partir de lundi ñu commencé génn nag di def seen campagne kenn dem la wu leen fenn nañu yem Dakar rek waa Khalifa yi bu ñu génne Dakar campagne Dakar na mu waree Idrissa campagne na mu waree diggante Thiès ba Touba lu mu ci teg dem deuxième tour Ousmane Sonko it am na benn avance bu ndaw mooy Sénégalais yi bàyyi nañ ko xel damay waxtaan ak keroog benn maire ba ci yàgg ma ne ma xale bi Sonko de dëgg mel na ni ni ñu ngi bëgg am espoir ci moom ñu ngi bëgg am yaakaar waxuma laa nag xale yi nga xam ni rappeurs yi sax boo taxawee léegi ñu naan la il nous impressionne ça veut tout dire kon am na benn avance bu ma am ci yeneen candidat yi par rapport à la jeunesse mais tout ça reste à être concrétisé li koy concrétiser nag mooy lu sama sëriñ Eva Guissé di wax ak di def génn même bu fekkee ne am nañu xel jàpp ko gën leen a dem nga renforcer ko gën a dem ci ñoom ndax campagne moom chaque jour la porte à porte la bunt ak bunt la may terminer nag par proposition boo nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ñuy voter benn budget pour les cultes waaw mooy diine gi moo xam jàngu bi la moo xam jullit yi la wante ñuy voter seen budget voter seen budget nag mooy lan da ngay xam lan mooy seen soxla di diisoog ñoom di waxtaan ak ñoom mu teg ci leneen ni dina supprimer Sénat supprimer du moins au conseil collectivité territorial ak beneen bu remplacer ko par benn assemblée boo xam dafay am titre consultatif kilifa diine yi kilifa aada yëpp bokku ci gis nga dafa am coow lu fi amoon ci jamono Abdou Diouf di ko relater ci ay mémoire am xam nga coow loolu lan moo ko naroon a indi nekk ci dëkk booy jël ndogal doo laaj waa dëkk ba ndogal boobu nga war a jël ñoom lan lañ ci xalaat lan la ci seen diine xalaat lan la ci seen aada xalaat lan la ci seen cosaan taxawee Allemagne loolu moo fa am Allemagne loolu moo fa am dëkk yu bari dañuy laaj ñi nga xamee ni ñoom ñoo féete ci yenn yi mais Sénégal ngay ñëw intellectuel yi tëj seeni bureau di jël yenn décision yi muy impact population bi te duñu laaj population bi seen xalaat Abdou Diouf day nettali mi ne dañu doon def code de la famille nee na ci code de la famille boobu ñu waroon cee def benn dogal bu bees maanaam interdire li nga xam ne moom mooy maanaam jigéen ñi nga xam ne dañuy wàññi seen awra yi nu mu tuddati sax waaye en français c'est pas la circoncision c'est pour les hommes l'excision Abdou Diouf mi ne ñu bind seen loi defar seen waxtaan ba pare bind seen loi yóbbu ko assemblée nationale ne léegi dañuy tere excision ci dëkk bi Abdou Diouf fay nettali dans ses mémoires nee na la xalif des Omariens yëg ko ne loolu du fi amee ndax loolu ñuy tere dafay dem à l'encontre de l'islam léegi jour bu ñu naree voté loi boobu moom ci boppam mooy woo ay nitam ñu organiser marche wante mi ne comme que dafa am kilifa mu yebal ndaw ci kilifaam ci hiérarchie tijaan mooy sunu sang bu tedd bi fi nekkoon di sëñ Mansour Sy
borom daara ji nee na ba mu demee wax ko yónnee ci moom ne ko nag lii la Abdou Diouf bugg a def loi bii la bugg jël te àndul ak ñun suñu diine dañu ciy taxaw dama la ko doon yëgal di la wax ni dañoo bëgg def marche pour nga jox ñu ci ndigal ñu xeex ko borom daara ji ne ko baax na nee na mu woo Junior expliqué ko Junior ne ko ah kon de coow am na ndax ñoom jël nañ seen décision pare ne dañuy marche contre cette mesure bi nga xam ne Abdou Diouf gouvernement jël nañ ko ba yóbbu ko assemblée nationale léegi lu ciy pexe ñu woo Abdou Diouf ci xaaja guddi gi Abdou Diouf ne leen du ma nangu mukk ñu may suufeel ci loo xam ne man maa ko jël décision la boo xam ne maa ko jël ñu nar a marche fii du ma autoriser marche bi te du ma ci dellu ginnaaw parce que nag du ma nangu ñu xawi sama sutura en tant que kilifa wu réew mi léegi lenn moo mën a am naam dëgg la ndax man ñu jot a laaj dañu wax ni l'islam aaye wu ko waaye comme que ñoom gis nañ ni l'islam da koy aaye te ñun jot ñu woon laaj ñëpp léegi ñoom dañuy bàyyi loi bi jàll assemblée nationale bu jàllee assemblée nationale loi bi tant que promulgué wuñu ko kenn du ko appliqué léegi duma ko promulgué nee na keroog noonu la Junior sauver Sénégal d'une tension boo xam ne parce que le khalife des Omariens était prêt à appeler ses talibés à sortir mais heureusement à la dernière minute ñu trouvé loolu que ni léegi moom assemblée nationale dina ko voté kon autorité ba tey maanaam da reste intact wante du promulguer la loi kenn du ko daal di appliquer et désormais yooyu mel ni bu amatee ñu yónnee laaj leen seen xalaat voilà man foofu laa gisee la proposition Ousmane Sonko ce serait important aujourd'hui dans ce pays que le Sénégal ñu commencer jël en considération ñooñu nga xam ni tey bu dëkk bi méttee ñu ne ah sëriñ ci wax leen sëriñ ci wax leen kon balaa ñuy àgg ci sëriñ ci wax leen nañu fi taxawal loo xam ni ñoom dañ leen ciy jël seeni considération au jour le jour ba mu ko waxee mu am sama benn xarit bu ne ma mais Sonko mi c'est un hypocrite moo taxaw fii ne xaalis bi ñuy jox nu mu tudd maanaam màggali xaalis bi ñuy jox nu mu tudd ak leneen waruñu leen ko jox ma ne ko mais wax na dëgg parce que ci joxe leen bala ma ne ko gis nga ñooñu ñu ci bëri soxla wuñu nguur gi jox leen wante nguur buy joxe dafa war a am procédure bu muy topp am une certaine comptabilité gis nañ fi une première dame taxaw ci biir dëj ci benn kër diine génne taxañ bu rëy ne mi ngi jaxal loolu muy jaxal moomu ko lépp lu nguur moom ak ku koy munti jox dafa war a am une certaine comptabilité buñ ci def d'où cette impérieuse nécessité de voter un budget pour les cultes ce serait une nouveauté buy jël en considération une réalité socio-culturelle de ce pays ñun dañu war a am loo xam ne dañ ko war a sàmm protéger ko muy tarixe yi ci réew mi diine yi ci réew mi taxawaayu jàngu bi ci réew mi dañ ko war a protéger parce que bu Sénégal tàkkulee ba tey gi lu ci bëri ñooñu ci ñoo ko fànq ñu ci bëri ñoo ko fànq qui ne se rappelle pas des appels de Mame Abdou Aziz Sy bay woo étudiants yi grève yi tal lool qui ne se rappelle pas de Abdou Lahad Mbacké nu mu daan waxee diggante Abdou Diouf ak syndicat yi ñuy décanter ay situation waaye mais ñooñu tey boo teyee nga xalab leen bu subaa bu dëkk bi tàkkee nga daw dem ci ñoom y a problème
kon ñooñu dañoo war a jël en considération seeni besoin di jël en considération seeni xalaat lu ñuy jëlati décision ci réew mi ñu leen ciy boole ñu ñuy xelal xam nga am na décision yoo xam ne tey par exemple nee nañu boo xasee ba signé polygamie Sénégal c'est fini ilaa yow mi diini même bo sa jabar bu deewee sax bu sa jabar deewee mënatoo waa signé leneen polygamie rek maanaam signé nga ak polygamie nit faatu na nga war a recommencer sa vie ñu ne la non dès l'instant signé woon nga polygamie signature boobu mooy dem ilaa tant que yaa ngi dund rek moom ngay def. tant que yaa ngi dund rek moom ngay def xam nga loolu bu fekkoon ni jël nañu en considération ñi am xalaat ci wàllu diine ci wàllu cosaan bu ñuy bind suñu loi yooyu mais daf ñuy éviter lu mel noonu mais loolu c'est une aberration kon daal mbokk yi man tey loolu rek mu laaj ci doon sànni Joseph Mendy nuyu naa la di wax ni ku ci nekk na nga distinguer bu baax yow enjeu sal mooy enjeu lan mooy sa objectif ci élection yi bu fekkee ne ñun ñëpp nag ñoo bokk objectif maanaam jëlee fi Macky Sall parce que nag dëgg man jàpp naa ne mënuñoo am lu yées Macky Sall kon nañu bàyyente xel éviter lii nga xam ne dal na ay dëmboo cay xëy na bëggoon na ñëw wante jàpp na ne foofu bëggoon dem xas nañ ko saaga nañ ko kon tey ñooñu ñoo xañ seen bopp votant gis nga tey naan ay Abdoulaye Wade xëy na dafay dil ak Macky Sall indi amul la benn intérêt wante par contre mun na la xañ ay voix waaye ñoo xamee nag ni bu subaa mun nga leen a soxla waaye ngir yàlla tey da mën a calmeel rek waaw jouer sa stratégie xool li nga soxla ak ban yoon ngay jaar te ñu xam ni c'est fort possible ñii ànd ñëpp tey bu ñu boolee loxo ñu dem un deuxième tour sans Macky Sall lii maa leen ko wax buñ ci bàyyee xel dëgg liggéey fa ñu war a liggéey waa Khalifa yi génn jàpp ci Idi 2019 à Dakar waa Idrissa Seck yi génn jàpp ca Thiès waa Sonko yi génn jàpp Casamance Mbour ak nu mu tudd Touba ndeysaan chaque jour ma woo sama waa ji Mbaye Sey na ko Mbaye fu Mbour toll waaye Mbaye wax ma ci Mbour fu mu toll Mbaye yëngal leen Mbour na basculer dem ci Sonko Mbaye fu Mbour toll sama waa ji ma nga fële rek di nelaw Napoli ne rek la fa nekkee nee naa ko demal mu nekk Napoli ne naan ma non Mbaye dana baax ma ne ko waxuma dana baax moom ñëpp mën nañu ko Mbaye Sey Mbaye Sey yi ngay def wallahi azim buñ ko cadrer noonu laa lay wax ni Macky du am fu mu ñu jaar deuxième tour sax du fa dem bu ñu toogee nag ba le 24 février résultat yi génn ci trio bii ñu ne ci ñett ñi ñaar ñoo dem deuxième tour nag boobaa nag ma fay sama rajo nànk ranger samay bagage may sama tànn biir bu mag foofu stade amitié toog jàpp sama njàmm dootuma waxati ci rajo pare ci gërëm ñett sant ñëpp ñaanal leen yàlla di ko saako ci yéen Germaine Ndeye nuyu naa la waaye xam nga tamit mënu maa bañ a nuyu mat leen depuis foofu ci Canada ak sama sëñ Touba Gueye sëñ Touba Gueye moom ndeysaan ku ma xam-xam ne ku yàgg ak moom laa wante kenn du ko dégg nag kenn du ko gis ndax moom daal mbiru yàlla la waaw sëñ Touba Gueye bëggoon naa laa seet si nag Canada waaye xam nga nag Canada dama fa xaw a am sens interdit Baxtaar Fall Canada dama fa am sens interdit daal maanaam je suis trop recherché là-bas Ibrahima lii xam ne ni bu ma fa demoon tey du ma dellu si waaye xam nga rek seytaane bari doole ba boole maag sama gars yi foofu Canada bu ma fa delloon tey du ma ñibbisi moo tax ma ne naa toog rek
incha allahu rabbi xëy na yàlla dañuy gis le Sénégal benn bés waaye bu doon sama soog damay ñëw Canada seesi leen de waaye dama fa am sans instant ndeysaan nee na je suis de Mbour mais les porte à porte ont l'air concluant en faveur de qui Aïssatou Gueye Ousmane Sonko wala waxuma lu ma ko bëgg dégg de Aïssatou ana nga Gueye Nioro kaay Aïssatou ana nga laaj naa mbay sey ba sonn ma ngi nappali di nelaw rek Aïssatou waxal les porte à porte sont concluants en faveur de qui waaye Gueye Nioro ñëw dellu si léegi moom nee na ma nga Mbour daal boo leen ma ko liggéey ba mu mat sëkk boo léegi waa Touba it liggéey Macky moom xam ne du fa am dara buñ ko daanelee Mbour parce que wóor na ma Idrissa Seck day gañe Thiès waaye wax ci day daal di jeex waa Paris ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di ziar yaa Ami Diop waa Paris sama waay Aïssatou waa Espagne moom gëm naa ne yéen Sonko ngeen Espagne moom gëm naa ne yéen Sonko ngeen loolu moom am na aw ma ci ñaari xel Cheikh yàlla mottali lépp am na Moustapha Ndaw est-ce que le Sénégal mérite d'être sauvé nous sommes pas prêts regardez la population quelle population Pastef waaw koy assuwar gi quelle population am na Moustapha attention boobu moom laa wax benn copain naan waa mais gis nga Macky draine du monde ma ne ko dara la mu yor ko yor draine du monde en 2000 Abdou Diouf li fi doon draine du monde Macky draine wul genn wàll gi kon yooyu moom ku muy nax ku nekk rek c'est parce que amoo seetlu bu ci kenn maanaam c'est pour jouer sur la mentalité des gens amul dara amul nit ñooñu loolu moom fekkee loolu rek la am na Moustapha Ndaw bu la ci dara tiital ñooñu dem foofu yëpp am na leen fa yóbbu te am na nu ñu fa demee kon les patriotes ñu ngi rassemblé bu baax waaw kay bay nañ ci góorgóorlu am na solo Cheikh Oumar Mbodj mu doon sama consultant du jour sama chroniqueur du jour ma koy daal di jaajëfe bu baax a baax mbokk yi ma am kontaan ak mbégte doon na indi rek sama xalaat ci taxawaayu réew mi tolluwaayu réew mi ak ëllëgu réew mi ñu ñaan encore ñu gën a ànd ak dal ndax fii ñu jëm moom dal rek moo ñu ci mën a génn c'est possible la victoire est à portée de main waaye nank rek ak bañ a xalabante suñu biir incha allah yàlla dañ ci def ndam kon maa ngi leen di nuyu gërëm leen sant leen ziar leen di leen jox rendez-vous incha allah lundi ci kàttanu borom bi si tout va bien sinon rek mercredi yàlla leen yàlla defal jàmm defal ko Sénégal incha allah jërë ngeen jëf bye bye